loolu la journal bi di laaj recrutement société bulgare société bi nag mu ngi tudd Kirhas Global mu ne nag waa Mercury ñoom ñooy liggéeyloo waa Mercury ci ay affaires publiques affaires basées à New York lan moo tax sunu président de la République Macky Sall di daw ndax journal bi nee na ñii kat dañ leen a jël xam nga pour lan. redorer image président. dañoo bëgg ñu defaraat kii wam gis naa sax ñu ne contrat bi signé nañu ko 2022 ba 2024. fay nañ leen ñaari milliards ci suñuy koppar. pour ñu defaraat image bi. waaye yow si image lu ci ne bañ koy defaraat. ci dëkki tubaab bi pour bu mënee teg 3e mandat. ah foofu tamit image am kon baaxu fa. image fii nag fii tamit duñ ko wax wala c'est pas important c'est important kay. c'est très important li nga doon laajte loolu yëpp nag tey ci suba wàllum inauguration ak loolu yëpp xanaa xamoo ba tey ci image la. wàllum gestion réew ak nit ñi ni ñu la gisee ci yéen mande ba loolu ba tey image la Adja Diouf jërëjëf ci service bi dafa maa sàjjal semaine bi yëpp. ñoom daal nee na qu'est-ce qui fait courir Macky Sall pour une victoire éclatante de Benno Bokk Yaakaar ca Richard Toll nag Aminata Touré dafay woo responsable département yi. nee na ñu maximiser l'unité. nee na nañ ko maximiser na yëf yi gën a tàkkarnaase ay ci ñu ñëw ci beneen yéenekaay alerte quotidien dafa ñëw ci Seynabou Dieng présidente réseau des femmes d'Habib Niang mu ne l'essentiel na bu ce n'est pas d'être maire wala député mais de travailler pour la population lii mooy fula loolooy dëgg liggéeyal askan wi mais loolooy dëgg mais loolooy dëgg liggéeyal askan wi loolu mooy li war a ñor nit ñi waaye du nekk maire wala nga nekk député. journal bi daa fekk ci suñu waxtaan. journal bi dafa fekk ci suñu waxtaan tey alerte quotidien li mu ñëw am na solo bés bi le jour ñëw ci législative ak li nga xamante ne moom mooy campagne électorale mu ne campagne bi commencé naa jax nag saa sàmbaal mu ngi jax. mu ngi jax mu ngi neex ndax Yewwi moom li wóor ba wóor mooy promettre na cohabitation bëgg bañ neex naqari cohabitation day am ba muy moom waxuma ko waaye Yewwee ko wax. couple bi mi Omar Sarr nag ñu ne la passé recomposé yow yaa ngi fàttaliku temps passé conjugaison yaa ngi koy fàttaliku je suis j'ai été ah yooyu yëpp ci passé la ndeysaan dañoo ñëwaat ci conjugaison journal bee ko waxaat mu ngi ci page 6 ak page 7 bu bés bi le jour ñëwal ci beneen yéenekaay Dakar Times nag dafa ñëw ci lu am solo rapport exclusif la ko tuddee bu Nations Unies ñu ne ONU dafay dénoncer la violence contre la presse du yoon presse moom amul lu ñu leen di violenter di leen néewal doole ak di leen a gaañ ak a mettital ak a nappee nañu leen bàyyi ñu def seen liggéey. loolooy dëgg. lan la xanaa xamoo yow ñu falu ci réew mi ñu ci ëpp presse leen fal. ku ci folleeku presse leen folli looloo tax Pa Assane buy crise fii da nga koy comprendre parce que étant justement un acteur des médias. donc dafay fekkee li nga xamante ne dund li fi média bi nekkee woon ci jamonoy Abdou Diouf li fi média bi nekkee woon ci jamonoy Ablaye Wade. te xëy na moom mu jàpp ne taxawaay woowee presse bi daf koo desee am ci jamonoy Macky Sall. parce que nag presse nag lu mu bëgg a fësal ko ci boole beeg dénonciation bi ak leeral yenn mbir yi ci la nit ñi di mën a amee opinion ci doxalinum réew. ndax baax na positif na wala négatif na. ñëwal ci beneen yéenekaay Direct News mbir mu doy waar. disparition bu Pape Mamadou Seck bi waa famille yu Pape Mamadou Seck moom fu mu nekk nii pire bi lañu pare pire bi. mami man cas bi dafa rëy ci man. lii nag cas la cas bu sérieux cas wa ngi nii cas nee na il ne peut être coupable de ce que l'on accuse ses amis dañoo témoigner ñu wax ne moom Pape Mamadou Seck mii ku correct la woon Pape Mamadou Seck ngaa la dafa du te Pape Mamadou Seck mii kat dafa sax timide nag. ay xaritam ñoo ko témoigné ñu ne lu jëm ci wàllum tabaski bi sax moom moo rendi li nga xamante ne non c'est moi qui égorge son mouton maanaam xaram nañ ko reyal il ne peut même pas tuer un coq loolu paayam moo ko wax. nee na bu tabaski jotaan moom baayam moo daan rendi sax xar bi xaru pap Mamadou Seck mi baayam a ko daan rendi. ndax moom mënul sax rey ginaar waxuma la ak rey xar mu ne kenn xamul nag moom pap mii fan la réer. kenn xamul dafa dee mais bu fekkente ne dafa dee dinañ ko indil kooram moom dina ko denc. non ba pare li ci gën a doy waar il paraît que kii dafa amoon problème mu rein. dafa am insuffisance rénale. du coup moom man mënuma comprendre nan la mën a def fa daw.
ah doy na waar de cas bi nag mu ngi commencé inquiéter nit ñi nag. bu dee daw na aussi fan lay defee bu dialyse am na loolu yëpp am vraiment gëm naa ne dinañ ci am lu ñu leer parce que nag lu tax waaw xam faaw dafa ñu yàggul am ci lu ñu leer parce que lu tax dégg naa dafa ni yàggul. ñi nekk ci xaaral ma lire ko rapidement voilà mu ngi nii la direction de l'administration pénitentiaire fera face à la presse ce jeudi à 11h30. xëy na dinañ ci xëy na dinañ ci daje indi ak woy taskatu xibaar yi. voilà tey à 11h30 yaakaar naa ni dinañ ci indi ay tontu ki on leeral. espère parce que administration pénitentiaire quand même lu muy def ay sorties ci presse bi bëriwul. donc cas mu ni mel mat na leeral. mat ci na noo leeral xamante ne maanaam ñëppay laajte waa ji fi mu ne ak ci yan condition yan situation la nekk. évasion am na wala déet bu amee itam nen fan la ñu toll ci wàllu recherche yeeg. yooyu yëpp il faut nit ñi am ci ay leeral. alors enquête dafa ñëw ci fact checking ci déclaration bu Barthélémy Diaz. l'impossible cohabitation loolu la journal bi wax maire bu Ndakaaru nag dafa déclaré ne Sonko Déthié Fall ak compagnie mën nañu leen nommer ay ministre de attention en cas de cohabitation attention bu ñu fexee ba cohabitation am monsieur le ministre Sonko monsieur le ministre Fall monsieur le ministre et compagnie mën naa am. doo ko sóoraale njaabu primature Sonko rek. njaabu primature la ilaha illallah. ba mu def veste deux boutons. wuyu ma tëj benn ubbi beneen dugal simis ci biir tëmbal ca karawaat loolu xam nga ne moo raw guerre ba ca Ukraine. loolu temps la loolu tigiri temps mën naa ne loolee mën naa ne éclairage enseignant chercheur UCAD Ndiogou Sarr ak bicéphalisme et risque d'instabilité loolu la journal bi wax tey ci suba gi. critique journal dafa ñëw ci émission ci campagne des législatives mu ne Macky vol baa. waaw moom bu baawee baa jot ngaa volé moom ma defee ne oo rek la boo volé baa de kon mooy li nga jot a jël ci élan bëriwul mu ne déjà il n'est pas concerné par la députation moom yoonam nekku ci députation bi waaye Macky Sall aurait dû prendre de la hauteur et laisser ses poulains se poser face aux adversaires de l'opposition lu ma wax sànq war na bàyyi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci campagne bi mu jiital leen ñu peese seenub doole peese seen taxawaay ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jànkonteel mu ne waaye kënde ni critique ko wax mu ne même sans en avoir l'air même ko nuruwul sax ak ay inauguration ak i tournée économique yu dul jeex patron Benno Bokk Yaakaar mu ne du budde mukk plaisir u drainer ay foule ñëpp topp ko naan ko Macky yow la Macky loolu daal du ko daw pour imposer popularité benn du coup fausser jeu bi ak enjeu yi nga xamante ne moom moo am ci élection législative yi moom daal mbooloo lay wut journal bee ko wax de. ndax bàyyi nañ xel mbooloo mi leen toppoon ci local yi weesu. journal bi daal nee na moom au lieu mu bàyyi ñoom Mimi Touré ñeneen ña ca topp ñu ma battre campagne ñu topp leen wiiw topp leen moom daa bëgg wiiw toppi ko moom. ndax inauguration ak ay tournée économique yoo xamante ne mu ngi koy amal waaye nag na ngeen jàpp ne wuyu ma bu élection neex ba nga fàttali ne élection législative Barthélémy ak Yewwi ñu ngi en roue libre de. waaw bu mu neex itam ba nga fàttali ne ginnaaw audience bi ak Macky Sall ca Paris. ku Jamil bi mu ngi taxaw bu ko fàtte. nabb bul fàtte ak internet yi noonu élection yi neex opposition bi fu mu nekk nii Abdoul Mbaye mu ngi alerté te journal bi am na yeneen détails yoo xamante ne joxe na ko fa Pape Diop moom ma nga ca Touba foofu moom ma nga fay décliner li nga xamante ne moom mooy feuille de route am. ñëwal ma xool ci beneen yéene kaay. L'As quotidien dafa daal di ñëw tey ci Kër Massar mu ne prêt à protéger son bijou ba ñu ko jox. or ba ñu ko takkal moom Kër Massar. ngalam bi jéeg di bëgg buñ ko waxee moom la ñu bëgg buñ ko waxul moom la ñu bëgg ngalam di jéeg di bëgg ngalam bu Kër Massar bi ñu ne ñoom duñu ko sànni duñu ko fooy duñu ko réeri te marché du neex ba ñu jaayi ko wecce ko. kon baax na ñoo ko moom dañu koy sàmm ba muy moom lii di ouverture xoolal autopont bu 9 milliards bii nga xamante ne jàpp nañu ko. ba noppi journal bee ko wax tey ci suba gi yéen a yéy nag jàpp leen ci ba mu dëgër. alors info journal dafa ñëw ci campagne électorale waaye nag ca Tambacounda taas nag dafa vilipender Macky Sall bàyyi ko dara de fësal na lépp nee na région bu Tambacounda mooy symbole Sénégal bi nga xamante ne dafa nekk en arrière. journal Sall moo wax ak xeeb nee na région bu Tambacounda. c'est le symbole du Sénégal qui fait marche arrière. boo bëggee xool na am xoolal Sénégal mu ngi dellu ginnaaw nii rek. demal Tamba boo laalee Tamba dootoo ko defati da ngay xam ne réew mi avancé wul mu ne il y a une absence de vision économique pour propulser cette région vers le développement amul benn vision économique bu ñu fa teg
région bu Tambacounda dafa feebar na bu laaj ma lu tax. lu tax nee na malgré son potentiel bu nga xamante ne immense agricole ak minier Tambacounda dafa dellu ginnaaw avancé wul mais mu ne moom naka ci benn dëkk la ñuy produire or ay bijoutier ne fa ay orfèvre reconnu nekk fa ci seen expertise avérée te gisuñu li nga xamante ne moom mooy couleuru or bi fu or bi jaar. doy na waar. ñu ne or bi dana mes ni muy ne men tey. te waa dëkk ba duñ ci jariñu. déggul or jariñoowul or. doy na waar taas dee wax li mu ne il faut avoir des gens qui aiment passionnément leur pays na bu sa wax ji ñëw na de pour am ay idées yoo xamante ne dafay faire bouger les lignes faw nga bëgg sa dëkk. pour nga mën a am changement xam nga changement du Ndakaaru rek. déedéet. inauguration yi ngaa la du Dakar kese li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu économiquement parlant ak ay infrastructures ciy tabax du Dakar kese. mooy li ma wax sànq ne dañ ko war a décentraliser. na mu amee ca Ndar la war a am ca Saint-Louis am ko ca Tambacounda am ko Kolda am ko Fatick am ko Kaolack am ko fu ne mais il n'est pas normal que boo génnee ci Dakar nga dugg ci yeneen région mu am nga am impression ne yow bekkoor ngay sentir feneen. mais dëgg la ñooñu dañ leen a fàtte bokkuñu ci Sénégal ko ci climat bi sax boo Sénégal yemee fii jam ñaajo rek lépp kii. dëgg suppeeku war nañu dépasser li ma doon wax benn jour naan war nañu dépasser bu ñu dee lim rek ne waaw bu ñu yeggee ci benn dëkk mel ni Louga par exemple lépp lu ñu fay tagg ak lu ñu fay yëkkati rek mooy wàllum culture point fa la yam te culture ba sax. ñoom mu suqali ko wul mu réer. déedéet neel acteurs ya fa nekk kay di acteurs culturels ya fa nekk ñoom ñoo koy ñoŋal. bu ñu ko yoon téye seen loxo du dox. cela veut dire que amul benn loxo état boo xamante ne yegg na fa pour dimbali leen. pour ñu ñoŋal ko. est-ce que doo ñëw taxaw fii kon. non c'est bien beau nga ni Louga sax nag. ñu ñoŋal seen culture. mën naa ne li ngay wax ni am waaye solo faaw état dugal ci seen est-ce que loxo. doo ñëw nii kon. baam taxaw ne. li may commencer sentir ci yow sama yaram mi maa ngi koy yëg di tee ngaa ñëw nii. baam observateur nee na affaire force spéciale du li la ñor na bu ay aveu nag am na ay aveu wu Amy Dia yoo xamante ne wax na ko enquêteurs yi journal bi nee na auditionné devant ces 3 avocats dañ koy déglu te bu ñu koy déglu ñetti avocat am ñu ngi toog mu ne moom nangu na ne yónnee na ay xaalis Mor Gueye alias commandant ci ay instruction max kilomètres yi mais nag Amy Dia nee na ba mu jàkkaarloo ak policiers ya nekk ci sûreté urbaine wax na leen nee na xamul woon xaalis bii lan lay jël. mu ni li mu wax policiers yi itam ci frère Pape Ousmane Ousseynou Seck alias Akhenaton ak yeneen membre force spéciale bi journal bi fësal na ko. journal bi itam ñëw na ci ay détails yu réquisitoires yoo xamante ne def nañu ko Wave waaye def nañu ko itam ak ay multiples transactions journal bi def na mbir mu doy waar. doy na waar xëy ci mbirum Amy Dia mi nga xamante ne moom mooy actualité bi fu mu nekk nii. alors l'évidence journal dafa ñëw ci instruction du président pour une autosuffisance en mouton. waa journal bi nee na médecin après la mort ñu ngi dee ba pare ci tabaski dee ba faatu ba. xar yi cher. mais nag am na ñoo xamante ne tabaski wuñu. man de tabaski naa xar bu rëy sax. dañ la koy dox. waaw loolu kay weddiwu ma ko. nabu xaru ren yi kenn mënu koo laal kenn mënu koo teg la ko. wallaahi waaye yow noo bàyyee ba nit ñi faatu ba pare yow nga door a wax yow instruction président pour autosuffisant am mouton fan xanaa mouton yu déwén. ban réew. ay ku jur lii. waa lii ban réew lii ko loolu fan la xewee lii nag kaala nag kaala. kaa bu ñu war a kaay ma traité wax la lii nag bu ñu koy faral di ko def ci uni di nga dégg lu mu def ci réew mi bu deful dara ci réew mi di nga dégg lu mu def ci xol yi. man suma xol mu ngi tàng lool suma xol tàng na parce que bu ma xoolee li ñuy daj lépp xool xar yeeg seen béjjën bëgguma ko sax fàttaliku acca. te xar bu am béjjën sax gisoo ko woon ci tabaski bi kaa bi noonu la demee. lu amoon. bu am béjjën bu mag laa am mais xoolal yu tuuti xar yu am béjjën yu tuuti ba pare ñu lay wax ay kii 300000. barkentu bi man de loolu duma ko def nabu. dëkk bi nag neexul. nabu duma ko def. nabu loolu duma ko def. du ma jënd xaru 300000 bu ma xëyee du ma lekk du ma naan du ma ko def. nabu du ma jënd xaru 200000 bu ma xëyee du ma lekk du ma naan tey du la 14 xanaa du weer waa ngi door a tàmbali ci weer woo xam ne xoolal fanweeri fan ak benn la am. 31 juillet ma ne ko ci ay weer wi. dama lay expliquer. lu waay doon jaay dina lamb ci weer bi. wax ji neex ba nit ñi fàtte ne fin août mooy suñu anniversaire ma ak yow. waaw le waaw mandat dëgg du neex 28 ak 29 ñu xaar ko. waaw kay. le mandat ñëw na ci crise diplomatique bi am ci diggante Mali ak Côte d'Ivoire journal bi nee na ONU dafay enforcer ñi nga xamante ne ñoom ñooy soldats wu Ouattara yi. alors le quotidien
ñëwaat na ci de xoolal série d'inauguration ca Saint-Louis mu ne Macky entre en campagne ay yow bàyyil ñi nga tabb ñu campagne yow bàyyi leen ñu def seen liggéey tànn nga leen ba noppi nee na sa xel ci ñoom la dal ba ñoom ñu ngi bâtir campagne loo bâtir campagne ca wet wa jëlal le soleil ma nga waat Saint-Louis gâté infrastructure yàlla nañ ko rappeler ak jàmm le témoin quotidien mu ne pour soigner l'image du président et faire du lobby xoolal mbir maa ngi 2 milliards de francs pour un maquillage lii nag xam naa make-up la waaw ak ay anti-cerne. kii ay eyebrow la eyebrow anti-cerne. anti-cerne la brocante la. ah kii du sama maquillage de man sama maquillage weesuwul junni. make-up artiste. ah make-up artiste. waaw. wala make-up 2 chirurgie milliards. wala make-up chirurgie nga xamante ne dañ lay changer carrément. mami bàyyil mami bàyyil. 1 million. ay waay jële. 2 milliards pour un maquillage bienheureux cabinet yaa yooyu cabinet américain la ñu ne Kirjas Global la tudd. moom moo décroché marché bii nga xamante ne lu ëpp 2 milliards de francs ngir ñu mën a gunge président de la république wuy ma janvier 2022 ba début janvier 2024 xam nga luy objectif bi Nabou. lobbying relations publiques et plus si affinité. journal Témoin moom moo fësal lii. mu fësal rëy na tak tey lii nag maquillage gii nag moom. doy na lii waar moom maquillage bu exceptionnel make-up la artiste. lii kay ah. make-up artiste wala make-up chirurgie. 2 milliards. ay ku def lii. ku def lii li kay ay jooy laa ci bëgg def ku def lii ñëwal. ay ca. tooñ ngeen ma de man mi ngeen revue des titres tey sama xol tàng trop. Les Échos parc forestier urbain bu Dakar Yoff journal bi nee na l'AGETIP freiné sur un marché de plus de 1 milliard waaye ARMP moo ko sauvé. marché bi nag dafa porté ci ay études yoo xamante ne ay études architecturales la yu parc bi yu ñu attribué groupement Djelali ARMP dafa confirmer ay manquements et curieusement dafa bénir également li nga xamante ne moom mooy marché bi. beneen deuxième gros titre journal Les Échos muy Moubarak Lo mu ne Felwine Sarr ñu ngi tempérer stabilisation la ñu bëgg ci wàllu inflation ay gains à l'exportation mais également ay importation yoo xamante ne dafa gën a cher liiral xëtu yenn kaayu libération tey ci suba gi xëy ne horreur am na de Nab. horreur moom bu amee rek xamal ne horreur la. fan la amee. ca quartier Daaru Salaam bu Thiès la amee. waaw. benn bébé bu am 3 fan moom la yaayam rey. infanticide. te moom M mi am na 30 ans de xam nga lu mu def xale bi da koo xoj ba mu dee. étranglé à mort son nouveau-né. ba pare jël corps sans vie bi dugal ko ci mbuus balaa ma koy sànni ci benn bâtiment en construction waaye yow Niass mii yow. doo may xanaa yëgoo ne yàlla ni mu defee ay nen ci sa biir nii ba nga ëmb juróom-ñeenti weer ak ëmb ni mu metti wasin ak wasin ni mu metti yàlla mënoon def nga bañ a mucc nga mucc ak jàmm jur ci doom jooju xamoo lu muy dooni ëllëg boo ko bëggul kay jëlal doom nga yóbbu ca orphelinat. wala jëlal doom nga may ñu ko bëgg xanaa yógoo ne ci réew mi am na ay jigéen ñu bari ñoo xamante ne ñaanuñu dara yàlla suñu borom lu dul am benn doom benn takkandeer kese ñaan lu nañu ci sëriñ faju nañu ci garabu tubaab lépp lu ñu mën ak seen doole ak seen kattan lu mu leen may ñu ngi koy jéem ngir mën a am rek bant doom bu ñu mën a uuf li ko aayoo mais mami mayel mbaa nga bàyyi ca kër ga nga dëkk doom daray nga jël teg ca kër ga nga dëkk yow nga gàddaay dem. waa lii luy ndayam laa bëgg xam lii luy ndayam lii luy ndayam c'est grave. ci yàlla defal la xéewal gu tollu noonu bakken ak ni mu foore 3 fan nga faat ko takk ko ci mbuus dem sànni ca bâtiment doom jooju yow boo ko bëggul kay jox ko ku ko bëgg wala dénkaane ko ñu ko xam ne leer na ne dinañ ko yor yow nag looloon def nag ba ëmb fekk la ca yow ba yow nga yegsi ci fii nga toll nii ëmb ko juróom-ñeenti weer wasin ko ci jàmm ak salaam xoj ba mu dee takk ci mbuus sànni loo ko xojee loo ko ci am nit loo yoo sànni xamante ne ñu ngi bëgg doom te mu mu ne nee na j'avais honte dama rusoon ndax dama ëmb te sama faru meilleur ami moo ma ëmbal
dama doon ngorog moom daal ngorogu làqatu ma jële ci ëmb ma jël doom ba xoj sànni. nga am waa gàcce yow ak dumay suñu borom. yow moom ba muy cokkoro bolle à la pipi naana moom xalaatul woon ne lii mën na ko cee fekk. nga ni la. ah. moom ba muy foo moom di puluf catholique moom. nga ni li nga njëkk cokkoro bolle à la pipi naana ba mu ca nekkee moom laa wax dama ne xalaatul woon ne lii na ko ci dal yow kuy foo waroo xalaat ne war ngaa biir. yow nit di biir ci foo kese foo nit di ci biir wala yow yowoo loolu ba man nabu foo rek nit biir na ci non parce que li ñuy liggéey dañuy jàngale attention. absolument. ci njàngale la ñu nekk gu rëy boo xamante ne nit ñi foog ñu cee bàyyi xel on ne dit pas pour reetaanoo nit ñi parce que wallahi ça n'a rien de drôle. na nit ñi jël conscience xale yi jigéen ñi nañu jël conscience ne adduna bi loo fi def il faut assumer tes responsabilités jusqu'au bout. te yàlla lu mu def am na lu tax. yow sa faru xarit la du seexlu woo ko sa yaram dawul xool nga ngaala ba ngaala neex la mu leer na ne ngaala mii ak sama meilleur ami ñooy play yow nga ne man tamit damay bokk ci jour bi yow joué nga ba yàlla nattoo la lii waa boobu ëmbee boo wasi doo téye sa doom nga uuf sa doom. mami boo mënta uuf nga am gàccaay àddina ak am dumaay suñu borom ñaari yoon lan moo ko gën. gàcce man yow tooñ nga benn yoon ci suñu borom ci yërmandeem ci baaxam. mën nga koo baal mu baal la mais bakkan nag ni mu fooree. man daal xale yi nga jël ko man jaaxal na ma daal. ba pare tëdd di nelaw ba ñu lay jàpp di la tongtongee nii ne nagu tam xarit. nelaw. ah mais nañu ko dégg da ngay gëmloo ñi ñu ne yaa ngi nelaw mais yow en ton âme et conscience xam nga ne doo nelaw. bakken am gas bakken a foor bakken. c'est très grave. on parle de bakken là. waa. yow tooñ nga suñu borom on parle de bakken. ah mais bakkan la ñuy waxtaanee moo tax mu jaaxal man waa yow dama ne yow booy foo yow xalaatoon li nan la dal. yow koy booy foo fa war rek def nga sa tànneef ndax dafoo jinne jàpp la xool nga ba xam ku la ki nga bëgg bu baax nga ne ca. waaye yow nag boo dee foo nag ba di ak ku mu mënti doon dans toutes les situations waxatuma sax cas bi. mais dama ne nit àdduna il faut assumer ses responsabilités jusqu'au bout. il faut assumer ses choix. boo dee foo ngay cokkoro boole ba lii dal la assumer li. nga ni cokkoro boole ala pipi naana kii énervé na ma toog metti nii. baax na lii quotidien nee na Mamadou Dione maire de Diass sur les législatives une assemblée en phase avec l'exécutif est nécessaire. ñëwal. kii lu mu wax nii mami. réew mi quotidien boo xeful sax revue de titre bi du yegg. dama énervé. jar na énervé kat. je suis très énervé je suis énervé. kii lu mu wax nii. waaw Mali ak Nations Unies ñu ne dañoo démentir Abidjan. Assimi Goïta xoolal dafa ñu ne accablé Guterres la dépouille du soldat sénégalais ñu ngi koy xaar le 18 juillet bii di ñëw incha allah. l'ONU mise sur la lutte contre les fake news pour protéger ay casques bleus. alors source A ñëwaat na ci arrestation Amidia mi ñu doon waxtaanee sànq Amidia mu Pastef. journal bi nee na les développements. alors Sud Quotidien ñëw ci législative du 31 juillet mu ne la campagne s'emballe enfin mu ngi commencé neex. léegi nag ñi ñaa ngi sentir ne fu mu nekk nii ñu ngi ci campagne nag. ndax Macky nag dafa réclamer un bon scrutin. Sonko nee na suba la ñëpp di tegu ci piste bi. waaw te nee na àjjuma dëkk bi dina xumb lool. loon Benno mu ne veut un score soviétique au foot laan Pape Diop mu ne dafa promettre benn renforcement statut des corps de contrôle laan TAS nee na dafa déplorer absence vision économique Abdoul Mbaye na ma ngay alerter opinion bi ak opposition bi mu ngi alerter opposition bi. dégg naa ko moom it muy wax lu am solo nee nañ teg intérêt personnel yi ba 31 juillet passé. loolu dëgg. intérêt personnel la ñu war a teg. aéroport bu Saint-Louis baa ngi. Macky ñu ne va-t-il immortaliser Ousmane Masseck Ndiaye question la boo xam ne journal bi da koo laaj. dañ ko war a inaugurer 14 juillet xanaa du tey la kon. président de la République moo ko war a amal rénovation bi nag dafa coûter la bagatelle de près de 24 milliards de francs CFA. infrastructure aéroportuaire bii nu ñu koy tuddee ndax fa Ousmane Masseck Ndiaye lay tudd. ancien maire bu ville tricentenaire am déet laaj la bu journal bi di wax. Macky va-t-il immortaliser son ami Masseck ab laaj la bu sampu en tout cas mooy bëgg-bëggu population yi. population bu ancienne capitale bu Afrique occidentale française AOF yaa ngi koy fàttaliku. et même au-delà fii la fekk. AOF. Nabou ni mu amee fit man. na ñaaw ku ne jël wàllam. waaw Nabou yow Nabou. AOF. Nabou yow ma fekk na ñaaw ku ne jël wàllam.
na ba yow léeg-léeg doo am loo jël wala. lan laa la waxoon bi ma paasan ne yow en 1992 fan la fekkoon man ko ci plateau bi may séddale parole. dëgg la man nag sa fit moom daf ma dépassé moom ne dama gis ne chaque jour da ngay gën a yokk sa loxo. dëgg la yow awee fi la fekk. waaw. tribune nee na audience polémique ak Oumaro Sissoko Embalo mu ne kan ci kii diggante Sonko Alioune Tine Madiambal waa ku ciy wax dëgg ci ñoom ñett journal bi moo laaj de nee na tweet bu leader bu Pastef bare supprimer ko mu ne lu tax Macky Sall ba tey opposé wul mu ne rencontre boo xamante ne daal dafa indi ay jeexi jaaxaar sunu yu nekku ci sax. waaye Madiambal moom ba mu bindee wax Alioune Tine daa bind tontu ko ne ko li nga wax demeewul noonu te mënoon nga ma laaj. ma ne yaa may dégg. waaw ma fu. sunu yoo nekku ci. d'accord. ngaa la ñun sunu yoo nekku ci. loolooy dëgg. ñoom ñaar bu ñu dajee war nañoo daje bu ñu waxtaanee war nañoo waxtaanee li ñu waxtaanee seen biir sunu yoo nekku ci. loolooy dëgg. finalement bëggatuñoo xam sax ku am dëgg ak ku am tort bëggatuñu leneen nañu ñor on est intéressé par autre chose contre performance bu compagnie Air Sénégal waaw waxal ci lii. mu ne où sont passés les milliards du contribuable fu mu jaar liñ ci dugal ci wàllu comport air yi kii li ñu ko duut pikiir moom Air Sénégal. heure bii waroon na belende benn jàngoro waratu koo dugg dañ koo duuti pikiir pour société bi taxaw waa man mosumaa gis société bu xiibon ne Air Sénégal kii moo ma raw ndekete man dama defoon àdduna wën ngër képp maa fi ngeen xiibon ndekete yow Air Sénégal maa gën a wér Air Sénégal li mu feebar amul loolu amul ayca Vox Populi dafa ñëw ci Ousmane Sonko mu ne mu ngi dugg si scène bi de Nabou Ousmane ngi dugg ci scène bi xoolal sunu liste nationale mu ne reste intact nee na à partir de vendredi xanaa du mooy suba mu ne ko terrain bi moom na ngeen jàpp ne dana saf sàpp bu soob ba yàlla wuy ma lii dana taqara bu zina ci kattanu yàlla waaw élection yoo xamante ne ni waruñu ko perdre xalaat nuñu ko sax te nee na xoolal nous ne pouvons pas les perdre mun ñu ko ñàkk yi élection législative daañu ko gagné insha allah waxuma ko de Ousmane Sonko ko wax mu ne bu fekkee Macky nag dafa bëgg a imposer lii di ñetteelu mandat mu ne na ko leer ne réew mi moom xaw ma fan lay jiite waaye du doon Sénégal xanaa beneen ub réew journal bi nag wax na lu doy waar nee na Ousmane Sonko moo ne s'ils ont tué Pape Mamadou Seck bu fekkee dañu ko rey di wut nag nu ñu koy habillé nañ ñu ko wax ñu xam mu ne parce que nag ce procureur là qui éclaire les Sénégalais ci li nga xamante ne moom mooy sooru Pape Mamadou Seck bëgg nañ ci am ay leeral laaj wi bari na lool ci wàllu woowu. alors Walf Quotidien ba tey mu ngi ci li nga xamante ne mooy élection législative discours de campagne journal bi nee na tous à côté de la plaque amul kenn ku tegu ci voie bi ñoom ñëpp dañoo wàcc yoon Walfadjri moo ko wax. record nag ñëw na ci sama waajaa ngi ni Koulibaly le défi de la droite Koulibaly ngi Chelsea teggi na as. gaynde yi ñu joué ci nga xamante ne moom mooy COSAC Cup Sénégal contre Eswatini ñu ne joueront également la Zambie en demi-finale. CAN féminine bi itam lu coow li neex ba ngeen fàtte ko Lyon yi dañoo raté carré bi te fu mu nekk nii ñu ngi xaar barrage yi. foofu la ñu toll. alors. ayca fan sa Chelsea yi ci ginnaaw. nee nañ équipe bu baax la Koulibaly dem fan sa Chelsea yi ci ginnaaw laa wax. ñu ne équipe bu baax la moom Cheikh Fall. gisoo mayo bi muy xëysee. mu ne équipe bu baax la nekk. oui. d'accord Rewmi Sport mu ne les Lions éliminé nañ leen ca quart de finale yi ndeysaan massa. man na ñii buñ ma yóbbu woon dinañ gagné. maam mi. waaye kon yow da nga gëmul samay compétence ci football. kon gëmal ni AOF fii la ma fekk. 1958 bi ñu koy dissoudre maa ngi toog. déedéet taxawal. lu waaye waxoon na ci jaar. waa taxaw dama wax rek duñ benn. loo mën ci football duñ benn man ma bàyyi football yàggul man joué naa milieu de terrain. 1958 yàggul. non bi ma joué milieu de terrain ba pare. 2 ans avant ñu am. après nga dama daan kon poste boobu baax ci man. milieu nga njëkkee parce que milieu stratégique da ngay daw di yéeg daw di wàcc mënu woon daw boobu léegi nag ma ne damay góolu léegi nag bi may góolu comme damaa kàttoon tamit mu bal bu ñëw day jàll dañ may yaali rek ñu ne ma naa bàyyi football bi mais buñ ma yóbbu woon man ñoom ñi man damay gagné ndax yow yaa waxal de. 1958 fii la ma fekk ba ñuy dissoudre la AOF. Stade Quotidien
quotidien dëkk bi métti na dangay wax sa ful la nit ñi jàppale yow da ngay jax yow ay caaxaan nga nekk ginnaaw 8 saisons yi nga xamante ne def na ko ca Naples yow nga ne fii la fekk Koulibaly dafa débarqué ca Chelsea dem na de gis naa sax ñu ne dafay waaj a def visite médicale tey ci jeudi bi kii mooy ñeenteelu gaynde bi nga xamante ne moom mooy sol maillot blues yi ñëw te nee na xoolal duñu arrêté mukk duñu dakk mukk di ko gërëm di ko remercier moom bële bi sax da koo jàpp ci kàttanu yàlla blues dafa mënaale moom nag dafa jógee xam nga dafa jógee ci Naples du bleu clair Napoli fi mu jógee bleu clair dem ci xam naa ko bëgg bleu la comme Sadio Mané ni mu bëggee xonk laal na bleu roi de bleu ciel la jóge laal bleu bic laal na bleu bic war naa mën a ne xaw ma bleu de nuit xaw ma nu mu tudd bleu bi daal dàkk xolal dàkk na dafa foncé wuy ma naboyee Sadio Madio mi nga xamante ne dafa jël coupe bi indil ñu ko fii ci Sénégal ñu ne Edouard Mendy sur le départ de Sadio Madio c'est une grosse perte pour la première ligue nañu ko séntu bu baax a baax tubaab fa kàll masha Allah suñu gaynde yàlla waaye yow ma wax la dara ñëwal match Liverpool ba le passé ah dañ leen a dóor yu metti déedéet kay 4-0 lañ 4-0 ku def lii daa mel ni du Manchester City xawma United ñoo leen dóor 4-0 man moom ku ma ko dóorul 4 après man ma seetlu ne rek ne nekki nekk yow xanaa nekk woon ci équipe boobu yooyu bokk na ci li tax ma bàyyi football ay 4 bii 5 bii match Arabie Saoudite bii ku ñoon moom ko doo war a bàyyi football moom nga bàyyi football Arabie Saoudite ba ak Brésil waaw match Arabie Saoudite ba Brésil bi wax nga ne mujj soppali ko basket oui ma coup franc but alors sunu lamb ñu jeexalee foofu touche but rumeur de divorce am na de divorce am na rumeur ku divorcé ak société nu gay Balla Gaye 2 mu ne dafa nekk en danger face à Gris attention loolu ñaaw na combat bi mën naa mu nekk le 7 août de en tout cas diggante Balla ak Lac 2 dañuy laaj ba xam ndax séparation da cee am waaw wala déet mu ne sans double less Balla Gaye 1 Thierno Gueye 3 points de suspension Balla nag am na fi tàkkusaan bu ne Balla nag daan na fi mbër mu ne Balla nag ca dëgg-dëgg def na fi melokaan wu ne Balla nag ca dëgg-dëgg riiree na riirin wu ne Balla nag ca dëgg-dëgg jàppal nañu ko dat ba tàyyi mu yëkkati dat wa ca kaw Balla nag ca dëgg-dëgg gaynde rek lay doon musoo gis gaynde bu soppaliku nekk muus luy sa bi lu koy expliquer sama mbër la man li ma wax kay lu baax rek nga ko mbër la billaahi lu baax nga ko wax réew mi nag nañ tàggoo moo gën nañ tàggoo da ngay dem ñi ne lañ ban poste nga doon joué ñaa ma ko laajte internet yi ñoom mënu yéen internet yi yéen mënu leen ma cëppee yéen lan la mais télé laa joué tous ñebe joué naa tamit góol mais dañ ma doon dugal lekk dama doon yaali dama gàtt ñu ma changer discipline football du pour yow waaw essayé naa fi tamit basket mami bal orange ma wàññi basket bi mais joué handball sax essayé naa ko fi daan naa fi joué tamit volleyball après dem naa ba essayé tennis mais déplacement latéral bi tennis bi di laaj déplacement latéral bi mënatuma ko woon assumer ma bàyyi man de basket ci laa bàyyee man bàyyi naa léegi après man daam nabu ci laa xool sama bopp ba xam ne man samay mbokku lébu yi comme damaa juddu ci géej gi ñu lenqali ma ci dex gi après nga jël wax def ko métier journaliste dama man ci sport yi laa nekkoon de ay dama bëgg a expliquer la moo tax ma mën a fay ba léegi bu ma demee géej kenn du ma ne kaay ma place la xam nga xale góor yi fu mu nekk nii été bi commencé na ñàkk kersa te baadoo la soas te xoolal mënuñu sax fay yow mënuñoo dem fu ñu am yow da ngay def natation bu baax ayca léegi yow comme été bi ñëw na yéen xale jigéen yi laa waxam moytu leen kaay ma pa jàngal la place kaay ma jàngal la fay kaay ma téel la fii su ko defee ñu ne rekk téye ci sa ndigg li waaye yow lébu nga tëdd ñu jël sa bopp nee nañ koo paase di la jàngal technique place bon ara place ñu la ñoo bon
ñoo xam ni ñuy boni. yow la ñuy place boo moytuwulee bu leen def loolu wóoru. loolu baaxul surtout.